bismillah waaye doomu garab gi la anamu vaccin bi professeur Moussa Seydi day ci lii quotidien waaw nee na ab vaccin d'accord nañu waaye nag da caa fekk ne kon ñëpp dañ koy juboo homologué ko waaw professeur Seydi day ci la quotidien yéene kaay nee na gis nga ñun nag xaw nañu yéex ci lu jëm nag ci wàllu ubbi waatu centre de traitement yi lée te gis nga doomu aadama yi nga xam ne dañoo feebar te daal di soxla nag maanaam ngelaw lu ñu nooy di wàllum oxygène day ñii daanoo gën a gaaw lali de la lañ war a tëdd day malade yee leen gën a gaaw de enquête yéene kaay ne gis nga ñaareelu vague coronavirus gi la ci Sénégal waaw laaj bi kay mooy wàllu moyen koppar ga député Mamadou Lamine Diallo day waaw moom nag la muy laajte mooy juróom-benn fukk ak ñeent jàpp juróom-ñeent fukk di 90 milliards yi nga xam ni kon moom la ñu jagleel woon wàllum Covid xaalis fa anamu Mamadou Lamine Diallo day ci direct news nee na Abdoulaye Diouf Sarr ci boppam kon moo bëggul gindi nit ñi ci 64 à 90 milliards yooyu nga xam ni kon nañ koo jaglelee woon wàllum Covid ak xeex ko njiital te kii yëmu ca ndaxte nee na Abdoulaye Diouf Sarr day dama ne tabax ay centre de traitement mënu ko ci juróom-ñeenti weer te aussi na nga ne tabax nañ ab hôpital boo xam ne lu tolloo juróom-ñeenti junni ci ay lal ci fukki fan la ñu ko tabax doole yemul Mamadou Lamine Diallo ne demal ba hôpital de la Jàmm gën a ca Géejawaay wala hôpital Fann nga xool bâtiment yi nga xam ne nag moo war a def kon centre de traitement yooyee bareegul ba léegi nii léegi Abdoulaye Diouf Sarr li tourné bopp bi léegi daal mooy nu mu nekkee maire bu Ndakaaru Ndiaye jël Diop looloo ko dugal kon ci wàllu business corona ji lée critique yéene kaa ne waaye chef de cabinet wa Abdoulaye Diouf Sarr tey waaw daal dinay tontu nag Mamadou Lamine Diallo moomee parce que Ibrahima Fall nee na lii lépp ngir nekk maire de Dakar rek bay saaga ak a xaste waaye ñi xam Abdoulaye Diouf Sarr dëgg buñ ko déggee mu tontu Mamadou Lamine Diallo day ci wax yi ñooñee ñooy am kon lu leen bett parce que loolu nekkul estilu Abdoulaye Diouf Sarr te loolee itam du cëram nekkul rôlam boog sobli ne en tout cas Touba day ba fa mbas mi duggee ak léegi ni lay waaw lu tolloo fanweer ak juróom-ñeent ci ay doomu aadama de ñoo fa dee juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo fa wér alhamdulilah Dakar Times de doomu jàngoro ji day daa wër nguur gi fi mu nekk nii de wër na leen domba de lu tolloo téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci ay député fanweer ak ñett ci ay ministre day ak seeni cabinet seenu njaboot ak seeni jegeñaale ay suspect lañ de waaye Macky Sall ak Moustapha Niasse moom ñooñee moom ñooy ñaari cas suspect yu ngand yi laa la wax te gis nga Assemblée nationale waaw marathon bi fa jot a jaar yëpp mësuñu koo pompé de désinfecté ko mësul ne yéeni kaay muut an mi ne lu tolloo ñaar fukki député ak juróom corona nañu am na ci ay ministres yu bëree bëri yoo xam ne dañoo corona day moo taxit fay nañ seeni portable laa la wax sur saane gis nga ñaari milliards yi nga xam ne nag moom la ñu génnee woon noonee kon di ko dimbalee nit ñi ci wàllum lekk ak lu ni mel waaw problème am na fa de maar day taali Samba Ndiobène Ka waaw nee na lu tolloo 1 million ak téeméeri junni ci ay doomu aadama day ndimbal loolee di kit alimentaire yi laal nañ ca waaw te xaalis bañ ca def toll na ci 60 milliards 654 millions waaye moom Samba Ndiobène Ka de daagem bi lee di Aliou Sow waaw da koo weddi de maar day taali parce que Aliou Sow nee na 64 milliards la problème yaa ngay démarré nag yéeni kaay dee média gi ne Mansour Faye moom 60 milliards yu tëgas lëf la wax ministre des finances day di Abdoulaye Daouda Diallo waaw moom day 63 milliards 370 millions 247 mille 667 francs la wax ay la kon Abdoulaye Daouda Diallo ñoom ñoo ñooy wax ñëpp da leen a weddi Alioune Tine day ci tribune yéene kaay waaw nee na gis nga Macky Sall mi lée moo war a jàpp loxo Mansour Faye bi daal di koy wicax Macky Sall war a arrêté tojangeewu Mansour Faye mi lée mar day taali waaw Alioune Tine ne te gis nga Mansour Faye jëleewul dara ci Abdoulaye Wade laa la wax bu ki ba maatoon Abdoulaye Wade Mansour Faye jëleewul ca dara te Abdoulaye Wade nag problème am yëpp doomam jëla ak ndomba tànk yañ ko takkaloon yéene kaa gi ne Mansour Faye ngi nii beneenu riiran ko topp ca diwaanu Ndar gële mu ne day jël avenue Charles de Gaulle daal di koy tuddee président Macky Sall waa Ndar géej lànk ba tëdd ca suuf laa la wax 24 heures yéene kaa ne waaye réew mi xanaa léegi dañ koy daganal saa ci jën mar di daal bateau yi ngand ci biir réew mi xanaa yëkkati ay daan moom lal ko ci ndoddug ñi nga xam ne lañ leen di sant kon nañ ko fay bàyyi napp lu ëpp xanaa loolu amu fi tribune yéene kaa ne en tout cas Moustapha Diakhaté de dal na ca kaw président Macky Sall di dama ne la Moustapha Diakhaté nee na du wàllum démocratie laa la wax député yi bëgg a voté lu ab loi soppi loi numéro 6929 bële wàllum état d'urgence wala ak état de siège ba waaw les ko yéene kaa ne boo bëggee dégg-dëgg waaw coppiteg loi amul dara lu bees amul benn kattanu Macky Sall boo xam ni kon danañu ko yokk terminé yéene kaa ne en tout cas jaay doole bi diri la dictature tey ma nga jëm kanam ni la dictature en marche yow aj nga ay élection ñu ne déet ni waaye nga ne nanga fii jëlee Ndakaaru Njaay jël Jóob ñu ne déet ni waaye nga ne loi d'habilitation ak yeneen sax way Samba parce que yow gis nga tey jëlee Macky Sall rek moo la mën a waxoon élection locale yooyee kañ la ñaar mandat wu maire yeeg élus locaux yooyu ba mu jeexee kenn xamul kan la la wax kon ci illégalité la ñu ne ñoom maire yeeg seenu gàngoor loolee du yoon Guy Marius Sagna ci yéen kaay des médias gi waaw nee na dindi fi dili daal bañ ba tëdd ca suuf rek te lu buur wax nañ leen lànk ba tëdd ca suuf ñëf critique yéen kaay ne Aly Ngouille Ndiaye de bañ ko fa jëlee ak léegi ni lée da ne pas bataaralam googee nag moo mujj kon jaaxal nit ñi l'observateur ne gis nga dialogue politique bi
ay mboot su leeku na day ci experts yooyu nga xam ne ñoo war a auditer fichier électoral ba cabinet ERA juróom-ñeent ci ay experts waa bitim réew lañ opposition bi kenn nekku fa sénégalais moom dañoo jàpp ne dañoo amul kattan liste bi nag danañu ko valider talaata jii di ñëw lii quotidien ne validation candidature Macky Sall troisième mandat bu mu bett kenn bu ñu sukkandikoo ci professeur Sonko laas ne diggante Khalifa Sall day ak Malick Gakou mi de yàqu na de maar di taali waaw te moo ni diggante Grand Yoff ak Guédiawaye daa sorantewul sax 10 kilomètres 300 te Khalifa Sall ak Malick Gakou day comme bu roog soo woon en tout cas Khalifa Sall ngay ratisser large day dajane ak Hélène Tine dajane tamit ak ñoom Guy Marius Sagna moom xaaf waaw soow day Thierno Alassane Sall attaqué na ko Thierno Alassane Sall day ci leese ko yéene kaay waaw nee na réew mi bu amoon ñaar ñu mel ni Idrissa Seck day kon musiba mbaaba kumba am catastrophe dana am ci réew mi laa la wax parce que nag yow Idrissa Seck yekk fi lu mel ni xamee Macky Sall mi la ci élection présidentielle yi jël nag saaga yàgg yëpp daal di koy wan na lekkaat ko dem fekkiwaat Macky Sall waaye nag heureusement ba waa Thiès yu bëree bëri ak sénégalais yu bëree bëri d'accord ñoo ak Idrissa Seck kon ci jëf joojee mu def box boobu ne ñaari plainte nga ni la day ca table procureur ak sénéra série yi infidèle karma néegu sëy ak Nico Lédéon seenu canal boobee waaw jamraa nga seen kaw day ndax yi ñuy tege doy waar dem naa ca lamb jë tribune sox ne mbër yi day dañoo damm taay moo tax boo ñaa de Eumeu Sène ak yeneen mbër ya day takk nañ seen ngemb fa seen ay jàkkaarloog Macky Sall laa la wax nee nañu nguur gi ci boppam no ubbiwaat arène bi le CNG bi na proposé un protocole sanitaire parce que mbër yi itam ay responsable lañ te dañoo bëgg a liggéey source aané fi pu ko day Malick Thiandoum ma ko jiite de maa la ko wax lamb jee mujj mitti nag waaye ak lu lamb ji tar muy mbëri yoo CNG Ardo ministre bi président yëpp nañ xam ne suñu pétrole bi lée duñ ko fàtte de déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la asalaamaaleykum wopp jàngi mel ni jaan di dox dëgmal Touba waaye ña fa dëkk itam di kilifa yi yor wàllu paj mi jël nañu seen ay matuwaay te di ko tëru bu baax loolee la ñuy wax comité local de gestion des épidémies muy matuwaay bi nga xam jël nañu ko ngir fas yéene xeex ak wopp joojee ba du leen gagné foofee ca Touba jubluwaay bi nag mooy ñaax nit ñi ñu respecté mesures barrières yi Abdoulaye Diagne. doy waar lool ci Touba jàngoro ji di coronavirus dellusiwaat ci dëkk bi docteur Ndeye Maguette Diop médecin chef district sanitaire bu Touba xamle lu ni mel. ci Touba cas yi depuis début décembre mu ngi yokk bu baax ndax ci 3e semaine bi ci lañ am 4 fukki cas ak juróom-benn mu boole ci am ay cas grave ak ay décès donc muy wane ne virus baa ngi ci biir dëkk bi. loolu waral ñu samp ak kuréel gu war a jàmmarloog feebar boobule Babacar Mar di sous-préfet bu Ndam. comité local de gestion des épidémies ma ne naa ko créé parce que Touba mënul bokk ci ville yi nga xamante ne bii moom moo njëkk jot si mbas mi ba pare amul kuréel boo xamante ne bii dafay taxaw pour faire face. teg ca ni dinañ ubbiwaat centre de traitement. fii ak une semaine incha allah dinañ ubbiwaat seetlu boobu. geste barrière yi dinañ ci gàll yat wi. mesure barrière de manière globale fii Touba nit ñi respecté wuñu loolu warul tax ñu croiser les bras. di woo askan wi ñu xool ci xalifa général des Mourides ngir ñu mën fee jëlee ba faw jàngoro ji di Covid-19 Abdoulaye Diagne Touba Zik FM. Abdoulaye Diagne maa ngi lay jaajëfal ci diwaanu Louga itam na fa wopp ji di màggee doy na waar ndax wopp ji diggante 1er novembre ba 20 décembre lu toll ci 48 cas nemmeeku nañu ko fa. te xam ngeen ni wopp jëm a nga dugg ca diwaanu Louga 5 avril bi ñu weesu boobaak léegi am na téeméer ak ñeent fukk ak ñaar yu am wopp Covid-19 moo tax ki jiite paj ma foofee nii def na tiitaange ci askan wa waaye faw ñu gën a wane seen i responsabilité ci xeex ak wopp ji Cheikh Sadibou Senghor la tudd ñu teewlu ko. mois de novembre ak mois de décembre li ñu demee ko mooy que ni am nañu 56 nouveaux cas entre novembre et décembre bu ñu jàllee ci mois de décembre kat dañoo gis ne que ni mois de décembre bi jeexagul de waaye am na ñeent fukk ak juróom-ñetti cas ci mois de décembre te li gën a doywaat kat mooy ci semaine bu mujjee bi am nañ fanweer ak ñaar yi nga xam ne ci benn semaine lañ ko am donc ñu ne kat jot na véritablement pour que population bi dellusiwaat ci habitude yi nga xam ne jot nañ ko perte mooy porte sol masque mooy raxasu bu set utiliser alcool gel moom mooy nañu respecter distanciation sociale yi. ba tey ci wopp Covid-19 joojee xeex bu Moustapha Diakhaté avertir na député yi nekk assemblée nationale ngir ñu bañ a saxal loi d'habilitation bi jox njiitu réew bu Sénégal sañ-sañu def lu ko neex ndax su kës ni ko rek ci wopp ji di Covid-19 démb la seen kuréel googee doon jàkkaarloo koy taskatu xibaar yi
Adjaratou Aïcha ñu ngi moo fa teewoon. Ancien président bu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di méngale coup d'état loi d'habilitation bu président de la République Moustapha Diakhaté. ginnaaw président moom am na assemblée nationale majorité su amee lu mu bëgg a def loo xam ne ci loi la ko war a jaarale bu defaree projet de loi bu ko yóbbu assemblée nationale député dañ ko wote kon jàpp naa ne wut loi boo xam ne da koy habilité muy doxale nu ko neexee loolu jàpp naa ne Sénégal yooyewut loolu parce que nag quand même 60 ans après l'indépendance Sénégal on a vu une vie démocratique continue état bi di fonctionner assemblée di fonctionner bon an mal an justice di fonctionner bon an mal an jàpp naa ne président Macky Sall loolu bu koy yóbbu wóor ko wàññi. lu jëm ci état d'urgence Moustapha Diakhaté di ko waxi dëggam. projet de loi bi ñu bëgg a indi pour soppi état d'urgence ak état de siège loolu jàpp naa ne Sénégalais bu ne da ngaa war a jóg bañ ko parce que nag bu ñu demee ba ab sous-préfet wala préfet wala gouverneur mën a décréter état d'urgence wala état de siège sans pour autant que assemblée nationale joxe ci son point de vue su boobaa sera un recul démocratique bu fekkee daf koy def parce que daa bëgg Sénégalais yi noppi mi ngi ci erreur. bu nu sukkandikoo ci Moustapha Diakhaté ba nu falee président Macky Sall ba tey mu ngi nekk ci lambigolo politique. ba tey ci wàllu xibaar lu toll ci téeméer ak fukk ak juróom-ñaari sénégalais jóge nañu ci juróomi téeméeri million ci wàllu financement wu jënd ay produits yoo xam ni contrefaçon la wala contraceptique ngeen jéggal ma contraceptif muy xeetu produit yooyu nga xam ni xëy na mun naa jigéen ñi ni koy faral di jëfandikoo ci ñàkk bañ a wandaloo rek yu mel noonu directeur bu cabinet bu ministère de la santé Alphonse Ousmane Ndiaye moo ko xamle da doon jiite ci diwaanu Mbour benn atelier boo xam dafa tënk ci wàllu mobilisation des ressources domestiques ngir kat xool ni ñuy dooleele planification familiale nga xam ne ni bii daanaka juróom-ñaari jigéen yoo jël ci fukk yi ne daanaka amuñu accès ci méthode boobee nga xam ni mooy fexe ba mën a wàññi am njur wala ëmb yu mën nga caa jëlee sax sa ba kenn des ci ak yu mel noonu ndax bu ñu xayma daanaka ci mortalité maternelle muy jigéen ñi faatu ci bu ñuy mucc wala bu ñu muccee ba noppi daa yokku ñetti téeméer ak fukk ak juróom loolee doon lu metti lool. ñu ànd ci ak Alassane Balde ciy leeral. ñoo mën a jëfandikoo méthode planification US yi bokk na ci li ko waral nag ñàkk koppar bi nga xamante ni moom la ñu nemmeekoo ci fànn googu rek ngir mën ko suqali loolee daal di waral ab ndaje ngir xool ana naka la ñu mën a def ba mobiliser ay koppar ci biir réew mi ngir ñu mën a jënd yooyu les produits contraceptifs jagleel ko jigéen ñi. Nous sécurisons tous les projets et toutes les ambitions en termes de développement économique et social du pays. ci wàllu googu sax directeur cabinet bu ministre de la santé xam ne lu toll ci juróomi téeméeri million ci suñu koppar daañu ko génne ngir gën koo dooleel. day firndeel ni ñu ngi ci yoon bu baax ngir jàppale population sénégalaise ci lépp lu jëm ci planification familiale. naam sax mbas bi indi na jafe-jafe ci li nga xamante mooy mobilisation yooyu la koppar teewul nag partenaires yi moom di xam ne tey lañ gën a taxaw rek ngir gunge réew mi jëm ci wàllu planification familiale. Nous ne devons pas baisser les bras malgré la Covid. Sénégal nag jëloon na engagement ngir rek atteindre ci téeméer boo jël rek ñeent fukk ak juróom yi ñu daal di rek def li nga xamante ni mooy planification familiale te ñu jàpp ne njeexital bi mooy fexe rek ba wàññi ndeeteeg yaay ak doom te ba tey muy defi loraange ndax ci téeméeri junni ndaw yi nga xam ne ñooy juddu ñetti téeméer ak fukk ak juróom dañuy daal di ñàkk seen bakkan. Alassane Balde maa ngi lay jaajëfal ñu yëndu lu tuuti bitim réew ca li nga xam ni mooy centre Afrique ak seen élection présidentielle ak législative yi waaj a am benn kuréel bu tudd unité pour la paix en Centrafrique ñoo jékki-jékki ni cëpp ci benn quartier bu tudd Bambari nekk ab quartier ci fi nga xam ni moo di capitalu dëkk ba indi fa ay fitna gouvernement ba nag dafa dénoncé ni loolu tentative de coup d'état la en tout cas ci suñu xibaar yi li jiitu rek ñu ngi doon jokkoo ak kii di Mankeur Ndiaye bokk ci kilifa yi ñu fa yebal mbootaay xeeti tànn na leen yóbbu leen fa ngir ñuy saytu élection yi ba lépp tegu ci jàmm ak dal ma ngay dénoncé jëf-jëf yuy ñaaw yooyee te ñu joxu ñoon baaraam Bouzize mi nga xam ni daanaka léppam ci wàllu fitna la ko teg te daanaka lépp nga bàyyeekoon ci moom ba ñu teggee ko ci bopp réew ma daa mel ni nag amaat xemmemte fu indeeti njaxasoo foofee ci réew ma fukki simili toftalu ci juróom-ñetti waxtu ñu ubbi waneen xët. Voici Trafic News. ku fi nekk Aba. Oui, Aba. Atia bismillah. Voilà, merci beaucoup sur la VDN. Toujours des ralentissements. Vous êtes passé sur le quartier Lazare. Ouais, échangeur, vous savez faire là-bas des ralentissements. Vous avez des côté de Wakam. Vous avez des là, sur rond-point. D'autres baïfos, blancherie jaune aussi, n'a pas non. C'est un quartier, vous avez progressé. Blancherie jaune, pour les baïfos. Rond-point Liberté 10, pour les baïfos des cavois en cours. On a pas de pédic, blanc, qui sera chez vous. Vous êtes averti, il y a une médiare, pour les jours, tous les âges, Mansour.
sport ñu ànd ci ak Baye Mante Mboub salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour. alors Ligue africaine des champions équipe bu Teungueth football club daa niil ak Raja. waaw bu ñu foogoon ni nag da koy tëcc ah. waaw ñu bëri loolu la ñu yaakaaroon de. nag jàmbaar la ñu de. waaw jàmbaar la ñu de naam sax ni nag ñu bëri sax gis nañ ne démb ñi di waa Teungueth FC waroon nañ nag gën a mën a sax wane beneen football naam sax ni Raja moo nekkoon favori waaye nag bi les match nul mën na ubbi yeneen buntu ngir nag équipe bu Teungueth FC ci match retour bi ñu ànd ci ak kii di Soxna Fall mu dikkaat bu baax a baax ci joŋante ak démb gi. Teungueth FC match nul moo dox digganteem ak ki dekkoon demi-finaliste ci édition bi ñu génn ci Ligue des champions yi Raja bu Casablanca équipe bu Maroc bi doon door campagne am ci talaata ji ci 16e de finale aller yi mu am expérience am vécu waaye Raja dafa préféré temporiser jeu bi ci kanamu ko xam ni dafa yees ci compétition bi match bi nag amuloon rythme loolee waral période bu njëkk bi insipide yenn rare incursion yu ñu gis Raja def ko mooy bi ñu jógee ci vestiaire yi mu dikkaat ak beneen xar kanam waaye nag ci kanamu équipe boo xam ne amuloon benn yoon complexe muy Teungueth FC naam sax ñoom itam dañu amoon jafe-jafe ngir imposé wu wala ñu détaché wu ci mujjante ga benn équipe rek mujjul gàddu ndam li kenn dugalu sa morom but 0-0 la ñu def mu di ab résultat boo xam ne mën nañu jàpp ni baax na ci marocain yi naam sax mën nañ ci am xel ñaar ci match retour bi ñu jàpp juróomi fan ci weeru janvier. Soxna Fall Teungueth football club nag fi mu ne mu ngi waajal match retour bi. waaw ndaxte 0-0 bu ñu def démb seen diggante ak Raja bu Casablanca ki leen di tàggat di Youssouf Dabo gis na ne nag résultat bu am solo la waaye nag waxtu yi ñoom ñoo ngi ñu xool nu ñuy def rek ngir nag match retour bi foofu ca Maroc ñu mën a nag wane benn xar kanam ñëw teewlu kii di Youssouf Dabo ak Soxna Fall. match la boo xamante ni si taxawaay défensif c'est-à-dire bu ñu amulee ballon bi amoon nañu taxawaay bu baax mais buñ ko récupérer c'est surtout sur le plan offensif que lu ñu amoon ay jafe-jafe yu bëri parce que joueurs yi nga xamante ni ñoom lañ doon demander en fait suñu yoree ballon bi pour ñu dem si yenn zone de jeu yi da ngay gis que ni dañu ragaloon a dem di xalaat ba bu ñu perte bal bi effort bi ñu war a defaat pour ñëw bon ñu xam ne ay joueurs de football la ñu il faut que ñu gëm loolu daal di jouer et dëgëral seen bopp mais bon am nañu quelques jours yu ñu séparé fii ak match bi dañuy continuer liggéey gën a def si boppu xale yi que war nañu mën a qualifier foofu et dañuy dem foofu pour qualifier. ay joueurs de football lañu faaw nag équipe bu Teungueth FC ñoom nag ñu gën a mën a libéré woo loolu moo di gis-gisu ki di Demba Baror moom mi la nag moo nekk rédacteur en chef Sport News Africa mu gis na nag ni ñii di waa Teungueth war nañu mën a am dara ci kaw kanamu Raja bu Casablanca ci ay kàddu yu mu yëkkati dénk ko kii di Soxna Fall. Teungueth défendre na bu baax pour man dafa xaw a bloqué tuuti boppam sur le plan offensif parce que quand tu joues à domicile ñu ne équipe bi moo la mën mënoo gagné ci moom mais jéem ko pousser à la faute Teungueth buñ ko éliminer fii amul lu muy perdre day dem phase de barrage coupe CAF donc j'aurais beaucoup plus aimé que Pape Ousmane Sakho gën a attaqué gars yi Bouba Sall gën a attaqué gars yi jéem a wut ay 1 contre 1 pour mën leen gën a mettre en difficulté dafa mel ni ñoom dañoo brider seen bopp sur le plan offensif bu ñu récupérer bal yi seen première idée nekkul woon dem attaqué ji Raja c'était de gérer côté boobu noonu laa ci am regret. vraiment ñu wax itam mi waaj a jàkkaarloo ñoom itam ak Pedro bu Côte d'Ivoire. waaw San Pedro bu Côte d'Ivoire ak Jaraaf bu Ndakaaru kon tey jëlee nag la ñu fas yéene laale ci match aller premier tour ci coupe CAF loolu nag bu juróomi waxtu jotee ci ngoon lay doon foofu ci stade Lat Dior bu Thiès di fàttali ni sax ne Jaraaf bu Ndakaaru démb nag la ñu am seen entraînement bu mujj waaye nag ki leen di tàggat di Malick Daaf mu am tamit yaakaar bu baax a baax ci joŋante tey jile moom mu gis na nag équipe am war na mën a am ndam ci kaw ñii di waa San Pedro di fàttali ne boobu la joŋante pour 17h jotee la doon foofu ci stade Lat Dior bu Thiès kon El Hadj ñuy souhaité rek bonne chance Jaraaf bu Ndakaaru kon lii moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. ñu ngi lay jaajëfal Baye Mante Mboub ñu xuus ci xibaar yi.